Très chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Makane sur Sénégal 7. tey nag amatina honneur ak grand plaisir di leen dalalaat ci beneen numéro Makane fii ci Sénégal 7 chaîne bi nga xamante ni toujours moo leen di jox les actualités à temps réel. tey nag ma seet si ndaanaan koo xamante ni mën naa ne c'est une valeur sûre de la musique moderne ndax képp koo xamante ni rek da daan yëngatu ci démb daan way tradition wax dëgg yàlla bu ko xoolee da ciy gis boppam waaye terewut it mu daal di wut li nga xamante ni mooy benn particularité ndax ku ko woo ci moderne mu ñëw gawlo bi laa seet si ay da noo def. maa ngi lay nuyu Thiat di la ziar di nuyu internet yi nga xamante ne ñoom ñooy suivre Sénégal 7 di kontaan nag bu baax si seet si bi nga ma seet si tey ñoo la gën a kontaan macha allah nga def classe ba mu baax Djily Mbaye jëlal ma Aïda franchement parler couleur yu charge mu classe macha allah. waaw gis nga merci gis naa la. dëgg la gawlo yi daal mënuñu way rek. yow tamit ay kii lañ ay waaw mooy la yaa ma gën a xam. macha allah mu ngi doon acca dalal ak jàmm ci Makane ñuy am contentement bu mag a mag di ñëw fii fekk si la sa kër Mamel macha allah dara jeexu fi gawlo yi daal ñoo ngi nii tarkal la acca émission bii di Makane nag saa bu ñu ñëwee dafa am loo xamante ni dañ koy sekk man ak yow mooy ay baat ak tontu nekk ay questions yoo xamante ni yu internet yi la donc juste après jingle bi rek ñu ñëwaat léegi daal di yaatal à tout à l'heure. jërëjëf comme ni ñu leen ko waxee sànq nag tey ki ma seet si du kenn ku dul gawlo bi di Aïda Samb macha allah fa tubaar fakal la xale bi nga xamante ni du lenn sax nag moo tax ñu koy wax waaye képp koo xamante ni rek tolloo nag moom génération dañ koy bàyyi xel parce que yàlla moo ko may mu am talentueuse ba bëgg a dee baat ak tontu nag la ñuy ñëw directement ci li nga xamante ni nag tey mooy Makane tey bi ma la bëgg a njëkk a posé Aïda bokk na ci actuellement nan ngay définir li nga xamante ni mooy concurrence musicale. waaw concurrence musicale moom je pense que ne c'est si benn ci contexte bi mais mu ngi dépendre ci contexte bi ñu koy jëlee mu ngi dépendre ci label yi ci ay label yu def concurrence mu ngi dépendre ci ay artistes yi nga xamante ni dañuy concurrence et que c'est très normal parce que lu amul concurrence rek baaxul ci àdduna yépp boo seetluwee concurrence il faut muy am ko nit ki di gën a yëg ni moom war na mën a liggéey parce que xam ka ne waa xool potentialité yi mu am pour mën ko doxal mën ko wéyal mais damay bëgg à chaque fois rek bu concurrence am mu nekk concurrence bu saine pas concurrence bu nga xam ne concurrence bu malsaine parce que loolu duñu jëmale fenn mais concurrence dafa baax parce que ci lépp lu mu nekk rek da ngay sentir que ne mu ngi bouger mais bu amul concurrence rek du bouger. d'accord mu nekk une définition pertinente parce que moom ni mu ko gisee nga ko waxee mais nag actuellement est-ce que concurrence bi nga xamante ni moo am Sénégal que ça soit ci label yi wala ci artistes yi en tant que tel yow est-ce que nekk na concurrence bu la gën a actuellement concurrence musicale sénégalaise. D'une part nag du nekk concurrence bu ma gën a parce que man li ma gëm mooy man bokk li ma gëm parce que tamit nit doo waxaaleel sa moroom pour man concurrence mooy li ma wax sànq rek concurrence bi dafa war a nekk concurrence bu saine bu rafet ñaawoo du am xiiroo du am ŋaayoo du am et pourtant ku ci nekk ca wàllu wa nga nekk danga ca wéyal sa liggéey ba mu rafet a rafet macha allah te dara du ñaaw mais concurrence bi am Sénégal waxante defante yaa ma ne maane la man loolu rafetlu ma ko et que tout le temps dama koy waxaa tey lu ma gëm la ci sama xol lu ma gëm la sama biir xol moo tax à chaque fois dama koy wax. acca mu ngi noonu ba tey dañuy desandi ci concurrence bi li tax sax ñu soulever problème bi c'est parce que récemment yàggul dara ñun ñëpp ñoo nekk Sénégal et on voit toujours des clashs yoo xamante ni mi ngi jógu ci artistes yi keneen ak keneen seen moroom yi di ko def alors yàggul dara aussi ki nga xamante ni mooy Pape Diouf mi nga bokk ak moom label Prince Art mu daal di jël benn vidéo répondre soi-disant que dañ ko dugalal audio bu dul moom mais je demande tout simplement Aïda si toutefois que mu nekkoon à la place de Pape Diouf wala avant que Pape Diouf di def vidéo boobu est-ce que dina ko conseiller loolu. xam nga nag man problème boobu peut-être xam nga ak réseaux sociaux yi man duma suivre bu baax parce que man bëgguma lu
bëgguma di xool lu bon. Donc mais ak réseaux sociaux yi information yi dafay ñëw dafay gaaw. Mais problème boobu man mënuma ci sori parce que Wally ak Pape Diouf ñoom ñëpp ay sénégalais lañ et que tey jii ñoom ñëpp ñooy suñuy mag. Donc tey jii je pense que ni loolu man du mënuma ci sori vraiment waaw. alors ba tey comme ni nga ko bëggee rek lañ la koy defalee c'était juste benn avis boo ñu la doon laaj vu que yéen a bokk même label ba tey ñu daal di continuer ci nekk dem ci li nga xamante ni nag mooy Aïda en personne malgré pluralité bi nga xamante ne am na ci musique sénégalaise kenn ku nekk ak sa facette kenn ku nekk ak sa façon quand même tu as pu rester ni nga mel et en plus de cela am benn constance bi quel est ton secret. waaw secret bi mooy man sama nu may dundee boobu. man dama gëm ne àdduna nànk-nànk la. et que lépp lu ngay def nga Aïda Samb way bi muy way di ko def baat bi mu am di way yàlla moo ko may. donc constance bi boo seetloo bu baax bi may door a génne sama album Saraba promo bi demeewul woon noonu. Parce que dafa génn automatiquement après comme ci label laa nekk donc dafa am nu ñuy liggéeyee mais man en personne dama jug taxaw ma xam ne kat lii sama yëf la man maa ko moom il faut mu jug taxaw ci loolu moo waraloon organisation Grand Théâtre bi et que boo seetloo ci Grand Théâtre bi la nit yi gën a découvrir album Saraba donc c'est juste que ne liggéey boo ci nekk ci ko liggéey yow ci sa jëmmi bopp danga ci def sa gëdd ba pare leneen li ñëw mu fekk la yeneen ñëw yëpp ay complément la ñi la ci jàppale et tout yëpp complément la mais yow mi nga xam ne yow yaa ko moom et que sa liggéey la sa passion la aussi yow yaa ci gën a war a mën a sawar constance bi je pense que ni loolu la et que yàkkamtiwu ma dara man damay dund selon affaire yi nu muy ñëwee rek je force rien duma dugg ci loo xamante ni nii lu may gaañ la donc damay bëgg di évoluer selon affaire yi nu muy demee rek donc boo seetloo évolution bi noonu lay demee dafay day ñëw naturellement du looy forcer du looy xëcc aussi dafay ça vient naturellement parce que naturellement man loolu laay gëm man awma je force rien damay dund selon affaire yi nu muy ñëwee rek et je pense que tey constance bi Aïda Samb am ci carrière am loolu moo ko andi. non bala maa dem sax di nga ma may njolle bu géwal ak njolle bu moderne ci kàttanu yàlla ji moom kay wooy ci kàttanu yàlla di nga ma ko defal xanaa kay nga muñ feebar gi rek ba tey ñu gën a continuer Aïda par exemple ci li nga xamante ni ba tey mooy constance bi la ñuy desandi waaye comme li nga xamante ni tey sénégalais yi gis nañ ko ci yow mooy nga mën a way lool du lu ñu lay jay parce que lu ñu wax la ba pare ku ñu ne surtout Samba Jabaare Samba rek jeexal nay wax doomu Gawlo mais comme ni nga ko waxee sànq ce premier album Saraba promo bi demeewul woon noonu ñenn ñi jàppee ko ni Aïda Samb musicalement elle n'est pas libre parce que quand elle sort benn album promo bi ci war du ci am donc est-ce que mën nga indi benn explication par rapport ak loolu. je pense que ne album Saraba moom benn album ëpp ko promo parce que album bi moo génn defal boppam promotion. non bi moo neex mais à part yooyu noonu à part promo bi ci war. non mais man est-ce que tu sais que ne li ma def ci album Saraba peut-être communication parce que à chaque fois problème de communication day am Sénégal parce que des fois nit yi dañuy préférer di promo ci côté bu négatif tellement que comment yan exemple non je dis que ne tey album Saraba dem naa ci fu nekk dem naa ci ay festival yu mag gagné naa ci Cora Awards dem naa ci je pense que ne dem naa ci partout dans le monde voyagé naa ci joué naa ci fu nekk et que te benn album la te boobu Aïda Samb amagul woon benn maturité bi mais boo seetloo li andi que Aïda Samb nit yi duñu yëg wala duñu comprendre duñu yëg que ne mu ngi joué et tout c'est parce que des fois communication yi nit yi di def dañuy focaliser wu trop si côté bu négatif bi pas ci côté nit ki li muy dund ci musique am ci carrière am li muy way ci déplacement am et yooyu. parfois sax aussi ñenn ci sénégalais yi jàppe nañ ne aussi li ngay awu par exemple Youssou Ndour moom moo tax yenn saa yi daf lay baare lu ëpp ba sa promo bi sax doo ko tal. non waxi sénégalais dëgg la parce que question boobu à chaque fois dafay ñëwaat.
à chaque fois dafay ñëw mais yàqul dara ci sama carrière et que boo seetloo bu baax Super Étoile su ma deful dara rek laay dem parce que comme école la ci man et que damay jàng ba tey école la ci man donc su ma deful dara awma programme damay dem jouer ji ak Super Étoile su fekkee ne nag dama am sama programme bopp damay dem def ko nekk ci sama yëf bopp ba nga xamante ne tey kat Youssou Ndour day jouer defuma dara ma dem jouer ak Super Étoile parce que moom mi nga xam ne mooy ndey mbili bi sax moom moo ma ko njëkk a def wax. d'accord avant may def li defalal promouvoir la sa bopp. loolu la waaw voilà noonu la. noonu la donc à chaque fois question bi day ñëw donc Super Étoile yaaxaluma dara mais peut-être ndeysaan sénégalais dañ ma yéene. dañ ma yéene bëgg ma. donc waaw ndeysaan loolu la rek yéene bu ëpp la mais xam nga boo nekkee ndaw. et que li ngay def yàkkamti woo ko. comprendre nga parce que carrière dafa gudd. donc man je préfère di def. nànk di yéeg par nànk ba fi ma bëgg ma egsi actuellement Aïda elle est fa nga xamante ni mooy Prince Art dafa kon lam fa signé par exemple label la boo xamante ni da nga fa signé pour un certain moment après nga dem def sa yëfu bopp wala bon bëggoon nañoo xam daal. sama ànd ak Prince Art du tey dafa yàgg trop boo seetloo je pense que c'était depuis 2004 boobu sax Prince Art amul jooloo yi moo amoon. donc mu nekk ànd bu nga xamante ni ànd nawle ànd mbokk ànd bu professionnel ñu ci liggéey. Aïda Samb mi ngi gis boppam ci ñoom aussi ñu ngi gis seen bopp ci Aïda Samb et je pense que c'est ça l'essentiel avec le temps yàlla moo xam mais pour le moment maa ngi fa gis sama bopp maa ngi sant yàlla ñoom aussi paye ñu ngi gis seen bopp ci man sant yàlla donc nañ ñaan yàlla rek yàlla gën a boole yàlla gën a jubal. ba tey day gën a neex sax li nga ñaan yëpp yàlla na ko suñu borom nangu mais dañuy woyal tuuti sa relation ak ñi nga xamante ni mooy artistes yi nekk ci réew mi alors ñoo gis ne en tant que Gawlo am nga mag aussi bu tudd Kumba Gawlo boo xamante ni Gawlo ne yow est-ce que mën nañoo xaar d'ici ci kanam et pourquoi ne pas sax Aïda mi nga xamante ni tey mooy xale bu ko labalam mayee mu def moo Kumba Gawlo li nga xamante ni mooy duo parce que bari na tey xale yoo xamante ni bon ñu wax ko ak ñu bañ ko wax Sénégal way amatul contenu kenn xamatul li muy way et tu fais partie des rares sénégalaises yi nga xamante ni bu ñu wayee nit ñi dañ ciy gis seen bopp dangay mel ne sax ñoom ngay waxal pourquoi ne pas ngeen def lu ci mel ne ay voilà Gawlo Awards et en plus de cela yóbbu Gawlo yi Grand Théâtre est-ce que yooyu mi ngi ci seen xel. yooyu yëpp ay affaire la yoo xamante ni avec le temps dafay ñëw naturellement. Kumba Gawlo sama tante la boo seetloo première fois bi ma joué au Grand Théâtre gis nga ni mu meloon mu ñëw def fa loo xamante ne ba man mujj gi wayuma ndax am mbégte mu nekk sama tante et que may profité ci occasion bi ci ko félicité ci album bu bees bi parce que album bi macha allah album bu riche la ci côté sonorité ci voix et tout mu nekk nag exemple bu nga xamante ne ñun en tant que nekk xale nekk di musique dafa war a nekk référence suñu moom parce que tamit elle s'est battue toute seule. waaw li mu am tey waaye li mu am tey moom elle s'est battue toute seule macha allah. ma koy di ko félicité di profité ci occasion bi nag di xam ne dinañ def man ak moom dara dinaa ko proposé et que sama label amu ci benn problème Ibou mi nga xamante ne moom mooy suñu producteur daf naa ñu dem leen il faut ngeen di dem envers les artistes pour di def ay duo parce que duo yooyu moo leen di may doole donc incha allah ak yeneen il faut que ñuy demalante di fekkalante loolu mooy tax rapport yi tax xaritoo yi et tout et que macha allah man awma ak kenn xaama yàlla ñëpp jàmm ak salaam laa sekk ak ñoom ka mu nekk góor ka mu nekk ci côté jigéen ñi. ba tey ñu gën a wéyal rek ci sunu waxtaan ginnaaw mi ngi noonu baat ak tontu beneen bi nga xamante ni bëgg nañ ko ci teg rek bokk na ci sa rapport yi nga xamante ni am nga ko ak Titi. Actuellement ñëwaat na Prince Art mais dañoo gis ne sa Grand Théâtre bi passé ñëwul woon yaa ko invité wul woon wala. xam nga nag nit duma bëgg di dugg ci détail comme toujours waaw ñoo bokk label ñoo bokk benn label vraiment mais franchement pour dire vrai amuñu non pas affinité mais amuñu rapport yooyu c'est vrai que ne invité wu ma ko ci Grand Théâtre bi
et tout mais ñoo bokk label tey Prince Art c'est une famille ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu yàlla moo ko dogal mais moom miinante wuñ trop waaw miinante wuñu trop daal waaw mais nag peut-être ñàkk jot la ci moom et que li ñuy gisante aussi bariwul xam nga loolu tam da ci jouer des fois nit ki boo ko dul gis du ngeen am yenn affinité yi du ngeen am rapport yi mais amuñu benn problème macha allah te fu ma ko fekk dama koy fekk ba fi mu toog ma nuyu ko. est-ce que pour tey jii nii rapport yi gënoon ratax sa anniversaire bi nga invité woon ko bon wala xel moo fattoon. xam nga xel dafay fattoo et que anniversaire bi xam nga événement dafa metti surtout événement bu mel ni Grand Théâtre stress la loolu la rek mais vraiment. du amuñu si c'était à refaire da nga koy bu incha allah amuñu yàlla xam na ne amuñu benn comme li ma la wax sànq rek. loo boo ko naree fàtte sax ma invité ma ne la fàtte. aw ma benn problème ak benn artiste. ñun Prince Art ñun ñëpp ñoo bokk ndey góor ak jigéen mais moom yàlla def na jegantewuñu. xam nga tamit nit ki bu ngeen jegantewul. ñu teg la caméra rek nga wax ci nit ki loo xamante ni existé wu loolu hypocrisie la te man loolu moom nekkul ci sama. ni mu demee nga koy wax. waaw nekkul ci sama deret amuñu problème mosuñu xuloo mosuñu xeex sekkuñu ko sax nag vraiment mais amuñu rapport yooyu. d'accord vraiment. ba tey ñu gën a continuer ci raaya yi la ñuy ñëw directement mu nekk ñaari rafet mais bii moo ci mujj bokk na ci bi nga xamante ni ne nga internet yi ñoom ñoo ko yëkkati daal di la koy jox ndax li nga xamante ni mooy son bul ko sànq bi macha allah muy waa leeral mu nekk lu rafet lan nga yëg bañ la ko doxee. waaw li ma yëg mbégte la parce que tam xam nga nit ki des fois ci la ngay liggéey bu nga te ràññee daf lay neex. te nekkandoo ko woon ak yow kese ma souligner Viviane la woon Ndiolé Titi ak man ak yow donc tey jii bu yàlla defee internet yi voté ko ñu ne que ni morceau bul ko sànq bu Aïda Samb moom lañu def tube de l'année donc duma def lu dul am si mbégte mu nekk trophée boo xamante ni dama koy jël rek delloowaat ko képp ku nga xamante ni victime nga ci affaire yu maraboutage parce que tey jii dafa commencé yàq suñu société bu baax a baax. mu nekk lu am solo kon baat ak tontu pour le moment jeex na ji dañuy dem rek ñëwaat daal di dugg ci li nga xamante ni mooy jomb ñu waxtaan ak Aïda mu xamal ñu tey lan ak lay jombale boppam ak képp ku ko bëgg à tout à l'heure. De retour dans votre émission Makane acam ñu ngi nii Aïda Samb lay wuyoo moom la ñu seet si tey ginnaaw nag ku ñu seet si dinañ ko laaj lan mooy jomb moom nag day doomi gaw la xam naa déjà rek dinañu tojal tey jomb waxal ñu ko noo xamante ni mosuma koo dégg. Aïda lan ngay jombale boppam xam nga man fi mu toll nii. damaa ñëw pour jàng si. que ça soit clair quoi damaa ñëw pour jàng si ndax jomb ku ma dem dama ko koy laaj. bon dafa nekk nag lu raar ci réew mi jamono ji ndax sam papa danaan bu jomb nit bu dee jombale na boppam lu bon rek day def lu baax. aca yow Aïda Samb en tant que sénégalaise doomu gaw la lan ngay jombale sa bopp. waaw man nag li may jombale sama bopp c'est très simple. À chaque fois je me dis que ni jigéen la et que jigéen dafa am lu nga xamante ne nii il faut muy doxee noonu muy que ne il faut muy garder ay valeur am. d'accord bokk na ci lan ak lan. waaw xam nga dama mës a toog ak sama maam Samba ñuy waxtaan mu ne nit bu ci jom fulla ngor. ci jógee dara desutul si moom te yooyu noonu moom mooy def tey nit ki la personnalité doomu aadama bi. donc li may jombale sama bopp mooy comme li may wax tout le temps rek man way wi ma sama yaay wutal ba tey jii duma dox bañ ne kii yaay Aïda Samb moo fi def lii way woowu laay jombale way boobu laay wutal sama bopp donc moo tax lu bari jomb naa ko def waaw. mu nekk lu am solo ñu gis ne nag carence totale la jamono ji ci li nga xamante ni mooy thème yu riche yu pertinent ci li nga xamante ni mooy way yi yow nag yàlla nattoo na la dimbali na la ba yaa ngi way loo xamante ni képp ku toog ci salon bu tëjoo sax danaan Aïda man lay waxal. Sénégalais yëpp nee nañ nga continuer ko et en plus de cela lii nga xamante ni yàlla mu ngi la koy defloo muy way comme mën nga ko aussi porteur de voix nga yëg ko ak nga bañ koo yëg. que nga gën a defaat li nga xamante ni mooy redoubler d'effort ñoom luñ ma yónni la ma transféré la ko donc tey li tax ma dugal ko ci jomb gi damaa xam ne au moins am na yenn culture ak vertu yoo xamante ni mi ngi ci yow lan nga leen di tontu ñoom. waaw
comme ñun ay porteuses de voix lañ yàlla dogal na bu ñu waxee nit yi dañuy déglu bu ñu woyee nit yi dañuy déglu donc dañu war a def de telle sorte que bu ñu woyee dara nit ci jàng ci loolu mooy def nga génne benn album morceau mu taxaw muy exister muy à chaque fois nit yi di ko dégg di ci gis seen bopp boo seetloo ci album Saara Ba amoon na benn morceau bu tudd Wareefu Ndaw ba tey morceau boobu dafa constant. ay da yaay bindal sa bopp wala sa maam. damay bind mais aussi damay jox ñu may bindal. d'accord waaw dama yàlla bool na ma ak ay nit yoo xam ne ku ma ci woo ne la dama bëgg nga bindal ma ci côté bii dag ma ci bindal ma way ko donc loolu la mais nañu delloo si waat suñu xel ñun waykat yi di fexe ba lu ñu way nit ci jël ci njëriñ waaw te sax nag dina tax yenn yu bari dinañ ko jombalee suñu bopp Wily Pandé doomu aadama yenn yi nga xamante ni ay yu bees la yu xaw a am ci internet yeeg yooyu noonu kañ nga ciy way yow comme papa Youssou Ndour way na ci te am na. Youssou way na ko. waaw mais xam nga par exemple ñiy cons Youssou Ndour c'est pas forcément ñoom ñooy cons. Aïda Samb kañ lañ xaar nga way ci lu mel noonu. mais je veux dire que ne tey Youssou way na si et que message bu nekk message bu fort. vraiment franchement. avant Youssou di ko way ñun ci suñu jëmmi bopp ñun en tant que ay nit ay doomu aadama yor xel ci xalaat ñoo war a xalaat ne àdduna yàggul et que tey jii li ngay toog ci sa ginnaaw clavier yow sa téléphone wax nit lu bon loolu mën na ko yàqal vie à vie parce que am na internet c'est très dangereux am dafay des je pense que ne tey boo duggee ci Google tapé Aïda Samb lépp lu ñu mës a dugal ci Aïda Samb si internet bi mu ngi fa donc loolu ñun nit yi nga xamante ni ay nit lañ et que ñun ñu ngi xalaat yore suñu xel di xalaat ñun ñoo war a njëkk xalaat que ni loolu baaxul parce que yow may toog sa ginnaaw sa ginnaaw ordinateur di ko def wala sa ginnaaw téléphone di ko def mu yàq doomu jàmbur ba mën naa ne yàq laay fa ma parce que loolu mën na yàq àddina nit ki buñ la ko defoon tey wala ñu def ko sa mag wala ñu def ko sa rakk du la neex. toujours daal ñuy essayer de se mettre à notre place pour mën a xam exactement. parce que loolu amul benn njëriñ waxal nit ki wala defal nit ki. waxal ko lu bon loolu lan la lay njëriñ. yàlla bi ñu sàkk moom moo njëkk suturaal donc lu tax ñun ay doomu aadama rek lañ te ek bis te ñun ñëppay ni ñuy dundee nii. suba kenn xamul man ak yow ñu ngi ñuy toog di waxtaan. dara leeruñu suba dinañ gisante waat suba mën nga toog rek ñu génn ne la Aïda Samb dee na te lu mën a ne yàlla na yeex comme ni ñu ko mën a waxee ci yow yàlla na yeex donc nañuy xalaat loolu àdduna yàggul yàlla moo njëkk sutura parce que ku ci nekk ci ñun rek mës nga def loo xamante ni nii yaa ngi ci dëgg sa tànk te ñaanoo yàlla nit yëg ko effectivement et pourtant bi nga koy def nëbbuloo ko suñu borom te yàlla xam na yàlla suturaal na la kenn xamu ko donc yow noonu la yàlla suturaalee yow suturaalee ko sa doomu aadama bokk na ci concurrence bu négative bi nga xamante ni sànq yaa ngi ko doon wax rek ni nit ñi duñu ko jëlee côté positif mais dañ koy promouvoir côté négatif te loolu mooy indi li nga xamante ni mooy gaañu yi ak di gis sa morom sax di rus donc mu nekk lu am solo lu mu fi bàyyi donc lii la Aïda Samb jombale boppam te yaakaar naa ni képp kuy góor nag war nga kaa jombale sa bopp ba tey li nga xamante ni moo ci topp rek di beneen jingle bi nga xam ne moo bu mujj mooy top du jour donc dañuy dem dikkaat rek indi li nga xamante ni mooy top du jour bu Aïda Samb koy dund rek am nga lu la neex am nga lu la naqari noonu lañ koy defee ak Aïda Samb ndax moom lañ koy defee toujours ak ku ñu seeti bari na ci nag ci célébrité yi nga xamante ni duñu faral di xam seeni li leen naqari ndax ñoom toujours dañuy garder sourire rien que pour bégal ñi nga xamante ni ñoo leen di seetaan mais Aïda tey su ma la waxee sa top du jour fan nga koy accentuer lan nga may wax. sama top du jour fi ma koy accentuer damay ñëwaat ci li ma waxoon sànq mooy ci réseaux sociaux yi. fa nga koy accentuer ak suñu doxalin ñun entre les artistes nañu rafetal te xam ne àdduna amoon solo réseaux sociaux yi nañuy éviter di ci profito di attaquer nit yi di wax nit yi lu bon di wax nit yi lu ñaaw parce que lu ñaaw baaxul te li ñuy jëmbat nii bis bu fi màggee te mu ngi màgg mais bis am dina dem ba jël fi empereur boo xamante ni
ñun ñëpp dinañ ci gaañu. donc mieux vaut prévenir que guérir. nañu rafetal àdduna amul solo caat. amul solo loolu ndeysaan àdduna bi amul benn solo. xam nga ay parce que tey jii li may liggéey nii ñaan ma yàlla di ko liggéey ba am yenn âge yi. am na benn âge boo xam ne bu ma ko amee dama koy bàyyi ndax dëgg yàlla am parce que loolu mooy àdduna. donc nañu rafetal rek. bàyyi defante bi waxante lu ñaaw. yenente lu ñaaw. parce que amul njëriñ. amul solo. fii ku ci nekk li ci sa jëbi suñu borom bi ni allah kulli al di nga ko jot que mu gaaw mu yeex. donc nañu rafetal rek. comme ni ko sunu papa Mbaye Gueye Faye waxee sax réseaux sociaux dafa bari man dama naan personnellement li ñaaw liñ koy utiliser te di fàttee wax lu baax li muy def moo tax nit ñi di commencer rek di dem ci yu ñaaw yi. moom laa lay wax tey jii nit yi li mu mën a def dafa bari réseaux sociaux. tey nit yi il préfère di publier. lu bon la Aïda Samb def. que tey Aïda Samb ma ngi jouer spectacle bu mag. war nañ ko mën a jàppale. promo def ci promo bu mag a mag. àdduna bi yëpp yëg ko. tout à fait. tout à fait parce que man personnellement bu may def sama yenn émission yi fu nit mën a nekk ci àdduna bi à travers li nga xamante ni mooy WhatsApp da ngay mën a joxe sa point de vue. donc mu nekk lu original yoo xamante ni tey WhatsApp da koy def ak yeneen réseaux sociaux yëpp donc nañ koy rafetal mooy li nga xamante ni mooy top du jour Aïda Samb l'émission tire à sa fin kontaan naa de. man maa gën kontaan macha allah. sama xol sedd. mais mbaa xeeboo ni nga def tey. yow laa ko tuddee. Djily Mbaye c'est trop classe. Sénégal mbaa xeebu ko rek. waa Sénégal set laa ko tuddee. dinañ ko ngente aja man moom tey waxoon naa la di nga ma fi may njolli tubaab ak njolli géwël feebar gi moom ba yóbboo nga wér léegi ci kàttanu yàlla. am loo may woyal tey. loo bëgg rek. non waxal ma rek man may caat mu Serigne Sall wax ma rek loo may tey. may ma woyal ci Serigne Sall. waaw loolu dina ma neex aja nëbbis. suñu sangay borom góor Mbàkke balaat naw naa la ki mat sëriñ be ne leen kamal la sëriñ Saaliw mi may woy man war naa tax képp ku dib julli taxaw di sargal mooy jàmbaari lislaam am ko moo di doyloo ku ko amul la doy man nga xëy di yalwaani ki deyi kamala dafa dëddu woon àdduna xooloon fa Bamba xooloon Sëriñ Saaliyu Mbàkke kenn du la def maas borom njurul borom njàppandal borom xel kom jaaga borom jannato li nga neel ci moom tey tabil xel kom ak say ñoñ jëfal liggéeyal jëfal mu fay la. loolu for na barki Rasulilaay neexee na nu ne bég naa yow kay salaire bii di ñëw jox naa la ko nang ma woo naa la ko Orange Money aca ba tey ñu gën a continuer jeex na waaye kontaan nañu ça a été un plaisir ñu ñëw fi nitu kase nga yal na la yàlla defal jàmm sama waaja sa waaja Serigne Saliou na mu ko doon ñaanalee yàgg yokk tekki jariñu yàlla na la ko defal nga eggalee sa sago kontaan naa alors chers amis internautes kontaan nañu ça a été avec plaisir ñu ñëwoon ci ki nga xamante ni mooy Aïda Samb makkaan la woon ci beneen numéro sur Sénégal 7 la chaîne qui donne toutes les actualités à temps réel beneen yoon beneen artiste ak keneen ci kàttanu yàlla ñu defeeti ko rek waxtaaneeti ko gros bisous et excellente soirée